ciy réserver surtout nouvelle maman yeeg wala parents yi en général sonn nañ ci période yi nga xamante ni ñi ngi waajal rentrée scolaire bi suba la incha allah moom nag dafa nekk ci waajtaay gi waaw xam naa doom ji mooy dugg école xam naa ndaxte temps yi yëpp mi ngi ñëw di joytu daal jafe na di ko jaajëfal fa mu ne moom Merry Beye Diouf donc tey dinaa xaw a wéet man rek mais man ak yéen la baaxoon nañ di ko defee ñu nag internautes yi wax nañ leen ko émission bi c'est interactive seen ay commentaires wala seen ay messages dañ koy jël partager ko en temps réel mu nekk loo xamante ni Social TV lañ ko duppee mu nekk ñi ngi ci Facebook bi télévision Futur Média Facebook officiel boo leen demee Facebook bu ngeen gis actuellement émission bi mi ngi jàll en direct ngeen koy comme yeneen émission yëpp yi jàll ci télévision Futur Média mën ngeen ko suivre en live mooy fépp fu téléspectateur ne wala internaute am possibilité du ñu suivre en temps réel mën ngeen ñoo suivre aussi ci Twitter hashtag bi sunu net la aussi di seetaan en même temps di partager joxe say commentaires ñun tamit ñu koy partager en direct loolu am na solo émission li xew ci biir internet bi rek nga ko mën a amee sànq maa ngi doon wax ne Merry ñëwul tey dinaa wét mais ñun ak yéen ñoo koy man ak yéen yéenay ñooy bokk émission bi comme ni ñu ko baaxoo di defee tey ñu ngi ci mbirum rentrée scolaire yi moo tax ñu am benn image boo xamante ne moom Merry Beye Diouf moo ñu ko envoyé nee na pour ñun ak yéen ngeen xool lii ba xam ndax dina leen fàttali benn affaire lii lan la leen di fàttali ngeen envoyé seen ay messages mais surtout ci ban classe wala ci yenn classe la woon ngeen envoyé seen ay messages commentaires yi ñu ngi koy gis en temps réel ci suñu page officielle ou télévision Futur Média Facebook wala Twitter hashtag bi sunu net la dinañ gis seen ay messages wala YouTube boo demee YouTube chaîne boo defee TFM def slash boo defee YouTube def slash def TFM dinañ gis seen ay commentaires ñu daal di koy partager en temps réel ci émission lu xew ci biir internet bi mooy heure bu baax bi comme ni ngeen ko baaxoo di defee lii nag xam naa ni dina fàttali gars yi quoi solution résultat opération ci déggal gars yi naan ku ne naan da ci ayoon boo demee ayuñu ci woon sax réalisateur bi nee na li ñuy def ci ayoon nii solution résultat opération mais lan la woon problème bi da daan saf wala da daan yomb mais ban classe maa ngi xaar seen ay commentaires ci page Facebook bu télévision Futur Média actuellement équipe digitale baa ngi ci ginnaaw ngir ngeen mën a am émission bi en direct ci page Facebook bu télévision Futur Média ñu daal di tàmbali ak tey mooy journée 11 novembre mooy journée internationale des célibataires wan leen mi ngi nii tey internautes yi ñu defar rappel bi mi ngi nii journée célibataire yi am na ñu ne ku ne mérité wuñu woon sax journée dëgg la célibataire yi mérité wuñu woon sax journée ñu leen di defal journée internationale réalisateur bi célibataire la mérité woo leen journée de ñu leen defal 11 novembre journée célibataire journée internationale célibataire yi internet yaa ñu ko rappelé wax nañ leen ko réseaux sociaux yi day rappelé yenn journée yi te loolu dafa am solo ñu leen koy fàttalil tey journée célibataire yi hashtag bi donc journée célibataire 11 novembre la mi ngi noonu 11 novembre ak yéeme am na beneen affaire bi nga xamante ni ci 11 novembre bi am na benn dëkk li question la am na benn dëkk bu nekk fii ci Sénégal bu am benn quartier bu tudd 11 novembre ban quartier la ban dëkk la nga ak pourquoi ñu tuddee ko 11 novembre loolu baax na ci internet yi ngeen def benn commentaire tuuti nga rappeler dëkk bi fan la ak pourquoi ñu tuddee quartier boobu 11 novembre hashtag bi sunu net la seen ay commentaire dinañ ko jël daal di koy partager balaa émission bee jeex wax leen ban dëkk la lii moom du ñu sax bàyyi ba suba dañ leen di wax léegi moo tax da ngeen di commentaire en même temps ñu xool ñu daal di lire commentaire yi ci page Facebook bu télévision Futur Média daal di partager ndoo ak yéen question bii nga xamante ni moom lañ leen di poser déjà bi ñuy tàmbali émission bi li xew ci biir internet bi nga xamante ni actuellement maa ngi gis nga gars yi ngi commentaire déjà ku nekk ngi joxe ñi ngi joxe dëkk nee nañ Thiès la Thiès wóoruma Thiès de man xaw ma yaakaaruma Thiès am na quartier bu tudd 11 novembre de am na beneen dëkk daal bu gën a siiw bu ñuy wax ni peut-être ci région de Thiès waaye bàyyi ma bañ a jox benn indice quartier bi 11 novembre pourquoi ma tudd 11 novembre aussi rappelé bi baax na ndaxte yaakaar naa boobaak léegi mat na téeméeri at ak lu topp pourquoi quartier boobu ak dëkk ba baax na balaa ñoo yeggale ñu wax leen yan nit ñoo trouvé pour le moment gis naa ay commentaires ñuy joxe seen ay messages am na solo actuellement yéen a ñuy suivre ci page Facebook bu officielle bu télévision Futur Média di jaajëfal suñu mbokku internautes yi jaajëfal mbokku téléspectateurs
téléspectateurs yi mère yeeg paa yi heure bi mooy heure bu baax bi heure bi ñoom ñëppay toog ndax nee nañ li ñuy jàng ci émission bi dafa am solo chaque jour ñu dajeek benn kilifa bu ñuy rappelé waat nañu fi ngeen ko jàpp foofu la jaajëfal nañ leen yéen suñu mbokk téléspectateurs yeeg internautes yi leneen li mooy ñu ñëwee kan xibaar yi li nga xamante site d'information yëpp xëy nañ ko tey ci ay xibaar comme mu nekk xibaar bu tiis mooy la xew ca xaar yàlla démb am ay gone yi nga xam ne dañ ci ñàkk seen bakkan ci benn genre mën nañu wax ni lii accident la ndax benn poteau moo daal di écrasé mooy poteau béton yooyu moo daal di écrasé ay ndaw yoo xamante ni ñi nga amoon diggante ñett ba juróomi at ñaar ñàkk ci seen bakkan kenn ki ay tànkam damm mu nekk xibaar bu tiis bi nga xamante ni gis nañ ni site d'information yëpp ñëw nañ ci rawatina site d'information bu groupe Futurs Médias www.igfm.sn ñëw nañ ci indi ci ay leeral mais surtout fan la ñi nga xamante ñooy jàpp ni comme que poteau électrique la poto yoo xamante ni ñooy def kiiwu courant bi Senelec def ci am wàll yëf yaa ngi ci nee nañ ci ubbi ab l'enquête ba yëf yi doy na waar ma nga xewee fële ca xaar yàlla situation bu doy waar la site d'information yëpp ñëw nañ ci tey indi ci ab leeral surtout xale yi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan di massawu di jaalewu seen ay parents nekk na ni lu doy waar loo xamante ni gis nañ ni tey information yi ñëpp partagé la surtout ci réseaux sociaux yi leneen li mooy apu ñu dem ci li nga xamante ni moo xew ci jamono loo xamante ni lu tiis la chaque jour ñu joxe ci suñu message muy mbirum immigration clandestine wala immigration irrégulière loo xamante ni gis nañ ni ndaw ñëpp a ngi fàq naaw jëm kaaw mu nekk fas yéene jaar ci ndox mi comme ni ñu koy waxee nii tekki wala bàmmeel bu sori seen slogan boobu kenn bëggu ko fi mu ne nii ndax ndaw ñaa ngi nii di naaw jëm doy waar jaar ci géej gi. ba looloo waral ay initiative yu doy waar daal di jóg aussi ci réseaux sociaux yi internet bi wax nañ leen ko depuis lundi muy initiative yu am solo yoo xam ne ay sénégalais ñoo ko daal di créer fii ci Twitter muy hashtag bi di deuil national wala le Sénégal en deuil hashtag bi nag mujj na wër àddina ndaxte wax nañ leen ko internet amul frontière fépp fu waay nekk day gis li xew ci beneen dëkk gis nga ko bu yàggul dara ñi nga xam doon lijjanti li xew ca États-Unis léegi nag gis nga fii ci Sénégal du campagne électorale du élection présidentielle waaye li fi xew nii mooy mbirum immigration clandestine ñi ci ñàkk seen bakkan bari na d'ailleurs ñëpp dañ ne li nga xamante ni gis nañ ko comme ay chiffres ñi ci ñàkk seen bakkan moo ëpp li Covid bi rey ba looloo waral ndaw ñëpp daal di dajaloo mën nañ ko wax ndaw ak mag la ñëpp dajaloo ci internet bi fas yéene amal àjjuma bii ñu jëm benn journée boo xamante ne dañ ko duppee deuil national hashtag baa ngi noonu deuil national wala le Sénégal en deuil hashtag bi nga xam ne siiw na gis nañ ni médias étrangers yi ñëpp a ngi ciy wax ku nekk a ngi ci commenté àjjuma lañ ko jàppee mais nag dañ ko jàppoon ni ci internet bi rek la yem maanaam virtuel la di nga def ay def benn bande bu noir wane ni di naqarlu wala di tiislu ñi xale yi nga xamante ni ñi ngi jël gaal gi leneen li mooy silence autorité yi nga xamante ni dégguñu ci ñu yëy yàbbi ci de loolu gën na parfois aussi tax ne ndaw ñi ci internet bi ku ci nekk di wax ni seen doxalin nekkul woon warul woon nekkee nii te lii moo waral initiative yu ni mel jóg ndaxte lii nekk na lu am solo te surtout di alerter bu baax autorités yi que ni ndaw ñi ña ngay dem te loolu wax nañ leen ko chaque jour ñi ngi ciy gën a sensibiliser autorités yi sensibiliser waat ndaw ñi di wax ni gars yi nañ ko gëm fii la yombul nag xam nañ loolu ndaxte xam nga ku ñàkk ak ku nekk ci war a am te amoo war a dog bu mu gàccee yi comme ni ñu koy waxee te defoo ko parfois pression sociale bi sa waajur yi topp naan la doomu diw mi ngi nii tekki na defal na lii ak lii ak lii yow tamit xam nga da ngay bëgg fippu daal te loolu gars yi nañ ko gëm ku nekk sa business bi nga am da nga ko gën a gëm lu mu tuuti jàppal ni dina baax incha allah te loolu nekk na lu am solo loolu tamit gis waxoon nañ leen émission bi am na pàcc bu am solo boo xamante ni bàyyi nañ ko ci ngir gën leen informer dara du leen rëcc ci mbirum deuil national boobu hashtag bi nga xamante ni actuellement ñëpp a ngi koy utiliser d'ailleurs loolu waral gis nga compte Twitter officiel bu président de la République ñëpp a ngi cay dem di ko taguer loolu la ñuy wax maanaam di ko woo ci mbir mi pour mu gën ko yëg war ci mën ci yëy yàbbi ndaxte ndaw ñi ku nekk a ngi def sa message ku nekk di wax lim ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi ñàkk seen bakkan ci gaal gi nekk na lu doy waar ba tiisloo ñi nga xamante ni mooy sénégalais mais fépp fu ndaw nekk wala fépp fu sénégalais nekk ci àddina leneen li mooy beneen xibaar bi nga xamante ni tey ci suba gis naa ni presse classique bi ñëpp ñëw nañ ci mooy génnu àddina Petit Doudou mooy message bi ngeen di gis à chaque fois ci réseaux sociaux yi ku nekk koy def statut wala di joxe xibaar bi mooy ki nga xamante ni baayam da ko yebal ci gaal gi moom tamit mu daal di ci ñàkk bakkanam mu nekk lu triste loo xam ni ñëpp koy ñaawlu xale bu amul fukki at ak juróom amul 15 ans moom
ñu ne dafa mënoon football baay bi bëggoon mu dugg ci biir gaal gi dem jéem a tekki ndax dañuy yaakaar ne ndaw xale bu ndaw kenn du ko refoulé waaye tamit loolu lan la mën a jarale papa ji ba mu tayle doomam bi nii ba mu ñàkk bakkanam mi ngi nii image bi nag gis nañ ñi ñëpp a ngi koy statut site d'information yi ñëw nañ ci tey gis naa benn presse benn journal ñëw ci ak pàcc bu yaatu titré sax ni papa moo ko sacrifié maanaam papa moo ko reylu ndax waaw ñu baal ma ci kàddu gi ndaxte nekk na lu yéeme daal loo xam ni gis nañ ni ci réseaux sociaux yi ak ci internet bi ñëpp a ngi koy partagé histoire am bi dafa triste ba pare doy waar yëf yi nag ma nga cay loxo yoon ñu ngi enquête bu baax way juróom boobu nga xamante ni moo ko yebaloon mu jël ci gaal gi ci xale bu ndaw bu amagul fukki at ak juróom mu nekk lu yéeme lu triste loo xamante ni nekk na période yi daal doo xam sax mujj gi looy wax sensibiliser nañu ñi gën a informer ndaw ñi gën a informer aussi parents yi gën a informer wala sensibiliser autorités yi ci jamono ji nga xam ne moom la ñuy dund jamono ju metti la gars yi dañuy xaw a xàddi billaay bu ñu xàddee nag dañuy bëgg duñu am benn solution mu dul taqale seen ay weccet ba mu mat ay 300 000 wala 350 000 daal di fexee jël gaal gi waaye gis nañ ni yëf yi day gën di yokk ci jamono ji nga xamante ni ñëpp a ngi koy waxandoo autorités yi nag duñu tàyyi ci di leen ko wax toujours ñuy gestu askan wi dañuy gën di gestu askan wi message yaa ngi noonu internet yi di ñu ko partagé ci réseaux sociaux yi hashtag bi sunu net la gis nañ ni commentaires yi bari na actuellement ñëpp a ngi commenté ku nekk di ñëwaat ci question bi nga xamante ni waxoon naa ko sànq quartier 11 novembre bi quartier 11 novembre bi kii day joxe na quartier 11 novembre se trouve dans la région de Thiès département de Mbour numéro téléphone nee na joxe na numéro téléphone am na keneen Seydou Sow nee na 11 novembre ma ngi nekk Mbour waaw ci Mbour la ba xam wala Thiès ci région de Thiès waaw Mbour la wala beneen dëkk ci kanam dinañ ci ñëw balaa ñoo jeexal sànq ñu ngi doon wax ci immigration clandestine bi am na solo gars yi jaajëfal leen nañuy gën di yokk sensibilisation bi nañuy gën di yokk ñaax ndaw ñi nañuy gën di yokk aussi di ñaax suñu autorités yi ñuy bàyyi xel bu baax population bi ndaxte nekk na lu doy waar hashtag bi deuil national la mi ngi ci Twitter actuellement moo nekk hashtag bi gën a siiw ci Sénégal fi mu ne nii boo nee Sénégal rek da ngay gis ni hashtag boobu day génn deuil national boobu ma nga ca Twitter ñëpp a ngi koy utiliser fi mu ne nii gis nañ ni politiciens yeeg activistes yi internautes yi tweetos yi comme ni ñu koy waxee ñëpp a ngi ci joxe sa xalaat ku ci nekk di ci indi ay xibaar yi nga xamante ni gis nañ ni journée ci vendredi bi narul yomb mais virtuel la ci internet lay yem suba dinañ ci ñëwaat fii ba ajjuma dara du leen rëcc ci yéen internautes yeeg suñu mbokku téléspectateurs yi leneen li mooy 11 novembre bi tey tamit narul yomb bu ñu waxee joxe leen xibaar yi ba pare beneen information mooy mbirum sport la démb bàyyiloon lañ leen fi benn genre quiz jox leen ne leen ngeen wax seen joueur préféré ci année 2002 yi bañ leen bàyyile émission bi jeexee commentaire yi bari woon na ci sunu page Facebook Twitter ak sunu chaîne YouTube ku nekk di fàttaliku mais gis naa ni Kalidou Fadiga El Hadj Diouf daal raw nañ gàddu gi ku ci bari ku nekk sa joueur El Hadj Diouf wala Kalidou Fadiga wala Salif Diao ñooñu daal gis naa ni bari woon nañ ci ay fan ci jamono yi 2002 léegi jóge nañu 2002 ñi ngi fi ci atum 2020 espace bi yaatu na durée bi yàgg na yàggul mais ak internet moom léegi image yeeg dara du réer équipe nationale bu Sénégal mooy préparé matcham bu am solo tey ci 16h fële ci stade Lat Dior éliminatoire CAN 2022 bi fas yéene am fële ci Cameroun match bi ñu ngi ko jàpp tey ci bu 16h jotee huis clos la journalistes yi accrédité ñoo koy teewee démb nag lañ doon def seen dernière séance d'entraînement mu am image bi nga xamante ne gis nañ ni sénégalais yëpp ñu ngi ko doon partagé diggante démb ci ngoon ak ba ci tey ci suba statut WhatsApp yi ñaari légende footballu Sénégal muy El Hadji Ousseynou Diouf ak Sadio Mané démb ca séance d'entraînement bi ñu doon amal fële ca stade Lat Dior bu Thiès ñu dégtal leen ko. mi ngi noonu image boobu gis naa ni ñëpp a ngi ko doon partagé ci réseaux sociaux yi ak Twitter Facebook wala Instagram ñëpp di partagé ndax lii dafa neex El Hadj Diouf 2 fois Ballon d'Or Sadio Mané benn Ballon d'Or moom sax d'ailleurs mi ngi doog a footballaat ba mu jëlee Ballon d'Or bi ba léegi yàgg na boobaak léegi El Hadj moom Sadio Mané ñu koy xaar tey ci match bu am solo bi ci diggante Sénégal ak Guinée-Bissau mu nekk match bu am solo 3e journée éliminatoire CAN 2022 bi fas yéene am fële ci Cameroun ñi ngi xaaraat beneen match bi du yàgg dara ci samedi bi la Sénégal fas yéene dem fekk ji Guinée-Bissau ca Bissau la ñuy fas yéene amal match retour bi di fàttali ne Guinée-Bissau gëj na perdre matcham foofu ca dëkkam ca atum depuis ca atum 2000
17 ba fa kii di Bassirou Condé ñëwee bi seen coach bi nga xamante ni mi ngi nekk di defar équipe bi bu baax a baax information baa ngi noonu match bi huis clos la dinañ ko def en direct ci RFM bien sûr nañ def dinañ leen RFM dina leen ko dégtal mais aussi ci télé bi télévision nationale dina ko teg match bi wax nañ ko li ko waral ñu def ko huis clos mooy pandémie bi ak surtout période yi nga xam ne moom la ñuy dund ci période Covid bi loolu waral journalistes yi nga xam ne ñoo accrédité dañuy ñëw te bu ñu demee dañuy am distance bi war conférence de presse bi virtuelle la après match bi ak yeneen yoo xam ni gars yi jël nañ ko ngir fexe lépp yemb en tout cas di souhaiter bonne chance Lions yi seen pronostic ñu ngi koy xaar yéen internautes yi bu leen neexee ngeen joxe score match bi suba ñu ñëw xool ñan ak ñan ñooy ñooy laal affaire bi ñooy gis ni score bu baax baa ngi nii joxe leen seen pronostic ci match Sénégal bi tey ci bu 16h jotee fële ca stade Lat Dior mu nekk match bu am solo dinañ leen bàyyi xel di leen jaajëfal gaynde yi Abdoulaye Abdoulaye loo nga ni sa pronostic lan la ah 2-0 am na ku joxe pronostic am nee na 2-0 tey 2-0 mais da ngay préciser aussi 2-0 pour ñan 6-0 ay soxor nga ci waa Guinée Bissau ñoom pour Sénégal mais waa pronostic yi laay xaar commentaires yi laay xool actuellement ci suñu page Facebook gars yi ay 3-0 la ñuy wax mais gars yi yërëm leen waa Guinée Bissau attention ah équipe bu ndaw de équipe bu ndaw de waaw baax na joxe leen seen pronostic ci page Facebook bu télévision Futurs Médias ñi ngi gis commentaires yi actuellement équipe digitale baa ngi ci ginnaaw parfois sax ñu won leen commentaires yi ci suufu écran bi comme ni ngeen koy gisee noonu am na solo di wax ni émission bi gars yi yéen ñëpp a ngi koy xaar yéen ñëpp a ngi koy seetaan ñun tamit di leen jaajëfal yéen ci wóolute gi am na solo mag ñeek ndaw ñi wax nañ ko émission boo xamante dafa boole génération yëpp donte li xew ci biir internet bi lu yees la internet bi kenn maîtriser wu ko ci kanam dinaa ci ñëw surtout ci mbirum fake news yi démb sax am na ñun bu ñu rëcc fii te ñun à chaque fois dañ leen ni gën di alerter ñun démb am na benn image boo xam ne dañ ko wane fii def ci rëcc fake news la ci kanam dinaa ci ñëw gën ko leeral mais nag am na ci internet bi ñu ci nekk di def liggéey bu am solo loolu waral association des blogueurs du Sénégal benn association bu am solo boo xamante ni ñi nekk di former ndaw ñi di leen gën a miinaleeg internet ak nan lañ ciy def ak gën leen sensibiliser lu am solo la engagement citoyen la ñuy def ñu ne ci benn ndaje Twitter benn ndaje la nu ñuy def loo xamante ni dañ ciy toog waxtaan ci engagement citoyen yi nga xamante ni via les réseaux sociaux gis nañ ni chaque jour ci émission bi parfois ñu wone ndaw ñi nga xamante ni ñi ngi defar ay école ñi ngi defaraat seen ay propres moyens wala dajaloo mobilisation bi nga xam ne ñu ngi koy def ngir financer yenn actions yi nga xamante ni c'est des actions citoyennes chaque jour dañ leen koy fësal wax nañ ci kaaw Nietzsche mooy ki nga xamante ne mooy wër di defar école yi image boobu wër na àddina ba yeneen médias yi ñëw di ci gëstu lu wane ni solo am solo ne internet moom du rek wax lu bon wala wane lu bon wala leneen ak leneen am na yeneen ñi nga xamante ni ñi ngi ciy def lu baax ñii nag association bi ay blogueurs ñu seen xel xam-xam màcc ci mbirum internet ñooy dajaloo di waxtaanee engagement citoyen yi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy def ci réseaux sociaux yi te loolu lu ñu war a gën a mën a fësal la maanaam maye deret beeg jàppalante bi surtout bu benn kenn ku amee ay feebar wala nattu ni ñuy def ba dajaloo jàppale ko loolu am na solo loolu nag ñu ngi ko jàpp ci samedi bi ci à partir de 15h30 fële ca maison de la presse ñu ciy woo ñëpp ki nga xamante ni gis nga ni yëf yi amal na la solo te soxal na la xam naa ni ñun sax dinañ ci ñëwaat ñoom interpeller fii ak suba ñu wax seen engagement seen li nga xamante ni mooy action yi ak surtout ndaje yi nga xamante ni ñu ngi koy def te am na solo leneen li mooy am na yeneen engagement yi nga xamante ni ci région yi la dëkk par dëkk waa Mbour yi kaddu Mbour am na ñoo xamante ni ña nga fa tamit di gën di sensibiliser via les réseaux sociaux muy Cheikh Ndiaye bari na ci ñi nga xamante ni aussi ay actions citoyennes ñi ñuy def foofu kaddu Mbour la créer benn page Facebook fële ca Mbour di gën di sensibiliser ndaw ñi surtout ci mbëkk mi nga xamante ni fi mu ne nii dafa xew Abdoulaye wan ma waa Mbour yi loolu am na solo
ndaxte ay mbirum engagement citoyen la surtout léegi ñu ngi wax waaw lii ay page Facebook yi nga xamante ni ñoom waa Mbour yi ñoo ko créé ngir gën a mën a ñaax ndaw ñi foofu ci seen zone bi ci période yi nga xamante ni ndaw ñëpp a ngi bëgg a naaw dem kaaw wala ñu koy wax ni nekk na lu doy waar. mais am na solo que ni engagement citoyen yi gars yi ku ci nekk sa gox bu ne yaa ngi créé sa page Facebook yaa ngi nekk ci say mbir ci mbirum internet di ci gën a sensibiliser tout par exemple moyen bu ñu jël rek. nu muy gën a baaxee gën a informer ndaw ñi te loolu am na solo di ko jaajëfal moom grand Cheikh Ndiaye mi nga xamante ne moo géré kàddu Mbour leneen li apu wan ma fake news bi intox la en fait waaw benn la mooy image bi nga xam ne wane woon nañ ko fii démb image bi ñëpp di partagé ci depuis bi ñu falee Joe Biden image bi ñu ne Joe Biden dafa sukk ci doomu George Floyd mi nga xamante ni moom la ñu faatoon ci 25 mai bii ñu génn. image bi nag nekkate bi ñu defee suñuy démb partagé woon nañ ko comme ni ko ñëpp partagé ah moo tax ñun tamit ñu partagé ndoo ko mais après dañu dem def fact checking bi maanaam vérifié waat bu baax xool ne ndax image bi wér na nekkate wérul image bi yàgg na du d'ailleurs xale bi sax du doomu George Floyd doomam xale bi baayam mi ngi foofu di liggéey ci benn restaurant c'est da ko doon def manière symbolique tax mbirum Black Lives Matter bi nga xamante ne ba ñu reyee George Floyd foofu ca États-Unis 25 mai. image bii nag di fàttali ne image bi wérul yàgg na du dañ ko indiwaat changer contexte bi wax nañ leen ko que ni parfois internet dina tax bu ñu bëggee illustrer yenn image wala yenn information yi dañuy jëlee ay images yi nga xamante ni du lu wér moo tax ñun tamit suñu rôle def fact checking bi vérifier bu baax démb nag daf ñu échappé woon moo tax tey ñu ñëwaat ci indi ci pàcc bu yaatu liñ ko ñëwee nag mooy toujours bu leen fàtte di vérifier yenn information yi. balaa ngeen a partagé wax nañ leen ko am na ñaari application wala plateforme yoo xam ne boo leen fa duggee di ngeen mën a vérifier yenn information muy Reversi ak Veracity Abdoulaye je pense mën nga leen ko wan téléspectateurs yi internautes yi ñu xool ni ñuy vérifier toujours duñ ci jóg ci di ko wax mi ngi nii Veracity ak Reversi ñaar yi pour photo mën nga ci vérifier boo ci dugalee photo bi dina la wax kañ la dugg ci internet ak ban contexte moo taxoon ñu dugal ko ci te lii du ñu jóg ci di ko wax chaque jour ñu indi ko fi image boobu buñ ko dugalee fii daf ñuy wax ni ñu image bi dugg na ci internet yàgg na je pense ci période faatuk George Floyd la woon fële ca États-Unis mais dañ ko indiwaat contexte changer contexte bi daan ne bi Joe Biden faloo fële ca États-Unis maanaam ci élection yu mujj yi la def geste bi alors que amul moo tax ñu ñëw toujours di leen fësal wax nañ la émission bi li xew ci biir internet parfois dañuy vérifier def fact checking bi am na solo moo tax toujours bu leen fàtte poñ yi apply wan leen ko ci internet balaa ñoo partager dara ñuy xool kan moo dugal information mi ngi nii lii bu leen di fàtte poñ yi dafa am solo toujours ak internet ndaxte jamono jii ñu toll nii lépp day jàll information yi day bari ba doo xam lan mooy lii wér ak lan mooy lu wérul mooy toujours il faut ngeen poser wu question yi qui est à l'origine de cette information dafa baax xam nga lan moo tax information bi dugg kan moo ko partagé pourquoi moo war ko partagé ak su ma ko partagé ban public moo ko war a mën a jot loolu am na solo ndaxte toujours nit ñi dañuy jël rek partagé yenn information yi après ñu leen di doog a waxaat ne lii baaxul ñuy ñëw di vérifier comme li ñu dal ci image yu Joe Biden boobu nga xamante ni gis nañ ni du image bu wér te am na solo. leneen li toujours dañuy des ci réseaux sociaux yi am na image yi nga xam ne samedi moom image bi moom mën naa leen leeral ni li fas yéene am ci yëg ngeen ko concert Youssou Ndour bi nga xamante ni dañuy jàll ci plateforme yëpp Facebook Twitter Instagram lii moom dëgg la wér na information bi moom wér na lu am la te gis nañ ni fas yéene ngeen ko partagé yéen internautes yi ndaxte plateforme yëpp lay jàll mi ngi préparé ay di def ay répétition yu doy waar ngir yéen public bi nga en virtuel mën ngeen ko seetaan ci télévision Futurs Médias à partir de 22h mais aussi ci internet bi wax nañ dañ jël ay quelques commentaires daal di koy partagé fas yéene ko partagé lundi bi incha allah en tout cas jàpp leen date bi le 14 novembre la samedi bi ci bu 22h jotee yéen a ngi koy gis ñu ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi hashtag bi miin ngeen ko léegi dañuy def sax hashtag Youssou Ndour lancé ko 14 novembre hashtag Youssou Ndour xaar internautes yi mi ngi nii waaw am na solo hashtag Youssou Ndour fii ba samedi baax na mu nekk loo xamante ni lu am solo la léegi nag bàyyiloon nañ leen fi démb benn image kii kan la je pense boobu ñëpp a ko trouvé quand même dafa yomboon
image kii kan la bu dem bi dafa yomboon moo tax du ñu wax kenn tey na mu dem ci Jili mi ngi nii ñëpp xam nañu kii Joe Biden la ba mu nekkee ndaw voilà commentaires yi bari na internautes yi ñoom ñëpp ko trouvé daanaka ndaxte ku ci nekk joxe na image yu président bu bees bu États-Unis bi Mr Joseph Binet Biden mi nga xamante Robinette Biden voilà gis nañ ni ndaw ñi sax ñoo ñu gën a jox turam dëgg-dëgg moom Joseph Robinette Junior Biden Junior mu nekk président bu yees bu États-Unis gis nañ ni internautes yi joxe nañ biographie am reportage yi jàll na ci télé bi gars yi waxaat nañu parcours am jarul ñu ciy jaaraat am na ñoo xam ne biographie la ñu bindal bu bari jox ñu parcours am fi mu jaar yëpp duñ ci ñëwaat sax jeex na dañ leen wan kii kan la bu bees bi kañ lañ leen di poser question bii moom xam naa ni ku ko trouvé ndax bii je pense que xale yi 2000 yi xam nañ ko quoi ah kii ñii juddu 2000 def kii bi juddu 2000 est-ce que xam nañ ko Apulaay kii xale yi xamuñu ko de mais lan moo taxoon mu ñëw fii loolu dafa baax yooyu yëpp dafay wax turam jox ñu à peu près un peu parcours bi contexte bi loolu dafa baax jox leen ñu fii suba ñu jox leen réponse bi am na solo ci li nga xamante ni mooy kii kan la bi ak kii kan la bu bees bi maa ngi xaar commentaire yi daal maa ngi xaar commentaire bi jeex na internet yi bari na ñu doon joxe seen xalaat ñoom tamit ci seen lion yi nga xam ne ñoo leen gënaloon wala ci ñi gënoon fonk ci jamonoy 2002 wax naa ko sànq ne El Hadj Diouf ak Fadiga daal bari nañ ci ay fan gis naa ko ci commentaire yi gis naa ko ci message yi privé yi am na ñenn ñi nga xamante ne ñu envoyé sax ay message privé dañuy wax ne ñu kii moo leen gënaloon mais gën leen supporter aussi tey ci bu 16h jotee xaar leen ko ci télé bi wala ngeen scotché wu ci rajo RFM di ngeen ko am match bi mu nekk match bi nga xam ne moom la ñëpp di xaar tey ci 16h fële ci stade Lat Dior huis clos la moo tax kenn du ko mën a teewee sauf journalistes yi nga xamante ni dañu am accréditation te loolu am na solo Apulaay balaa ñu jeexal ñu wane leen gars yi vidéo bi nga xam ne moo def buzz ci week-end bi mooy ki doon tagg policiers yi bañ ko jàppee moo def buzz balaa ñoo jeexal. Soy nelaw ñaa lay aare waaw takk dëri laay wayal ay garmi ñeenooy Sénégal gërëm na leen askan bi gërëm na nu leen lii génnewu la ci de sama waa ji bu amulee kayit yu baax yi ay baab yi génnewu leen ci tàgg na policiers yi ngir ñu jox ko permis de conduire am nekk na image bi nga xam ne yëpp a ko doon partagé ci week-end bi amuñu woon jot lundi ba léegi pour wane ko moo tax tey ñu bëggoon partagé ndox ak yéen internautes yi ñoo ñu ko proposé hashtag bi sunu net nga miin ngeen ko ci Facebook Twitter wala Instagram wala ci chaîne YouTube bi YouTube/TFM boo leen demee commentaire yi ci suuf dañ gis commentaire yëpp bàyyi nañ leen ak kii kan la ak lii lan la bu tay bi sinon ñu bàyyi leen ba suba ñu joxee réponse bi quartier bi nag gars yi dañu bëgg réponse bi Apulaay wan leen réponse quartier bi parce que gis naa sànq ba tey gars yi nga commentaire ku nekk di joxe ay quartier naan Thiès la nekk am na sax ku ni ma fii Fatick la ne voilà Mbour la 11 novembre mi ngi Mbour mais nag ñi ngi xaar pourquoi ñu tuddee ko 11 novembre fële ca Mbour loolu dafa baax mais Mbour la waa Mbour yi xam naa kontaan nañu ñoom ñëpp a ngi jóg gars yi ku nekk sa quartier wala sa dëkk bu ñu ko tuddee da ngay kontaan 11 novembre quartier la bu nekk fële ca Mbour effectivement am na 102 ans kon xam naa lu di ngeen mën a comprendre à peu près li tax ñu tuddee ko 11 novembre am na 102 ans boobu ak léegi jaajëfal nañ leen heure bi jot na ñu jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi ma ñëwaat peut-être ma ànd ak Merry Beye Diouf non suba la ouverture bi xam naa mairie dañu koy bàyyi ba lundi mu ñëw ndaxte actuellement day waajal tey ak suba ouverture doomam ci comme yeneen maire yëpp actuellement les nouvelles mamans là waaw ñoom Bijou Ndiaye ak ñoom Merry Beye ak ni ñuy waajalee ubbiteg école yi ñun nag jaar ñu ci yëpp ñu dem teel a waajal rek ñu dem jàngi boobu nag école kii moo fi nekkoon ñii ay école privée la nee nañ fay gi dafa cher ku nekk ngi commencé kaas en tout cas jox nañ leen dig daje ba suba di jaajëfal équipe digitale bi nekk ci ginnaaw jaajëfal internautes yi commentaires yi bari na waa Mbour yëpp a ngi yëngatu fi mu ne nii ku nekk ngi ñu envoyé ay cœur min ngeen ko page Facebook bi wala ngeen dem ci chaîne YouTube bu télévision Futur Média gis nañ ko way kër yaa ngi nii jaajëfal nañ leen gars yi dañuy revendiquer ba xam ne ñu ngi envoyé ay cœur ñu ngi envoyé ay cœur kay gis leen loolu jaajëfal nañ leen jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi Apulaay jaajëf réalisateur connecté nga takki jabar nag tey sa journée bi fexeel ba déwén
bu la fi fekk ngay fêter 11 novembre journée des célibataires. daa gëj ci dëkk bi gars yi joxeetul lii de 2000 la ñuy joxe ay 1500 nga may jox ñaari junni su ma woon cardiaque damay dee ay waay aw ma cardiaque waay amoon rek Fatou jërëjëf boo julee takkusaan wala timis nag ma tooñ lool.